بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في صدور أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. mbokk yi seetaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu si nañu beneen yoon ci seen jotaayu xam-xam ak seen émission approche an nahj di ñëw di leen indil beneen tomb bi waxtaan boo xam ne bi jàpp nañu ne moom it tomb bu am solo la. xam nga yéen wolof yéenay wax naan lu ay di jàmbat te lu def waxu te li ay di jàmbat ci fan yi xam ngeen ko mooy ubbi teg école gi. ubbi teg école nag bu ñu ko waxee mooy képp koo xam ne kii jàngkat nga ginnaaw bi ñu la mayee nangami weer nga bër ko nga war a dellu nag ci bërëbu jàngukaay yi dem di taataan li nga xamee ne mooy xam-xam bi nga xamee ne moo tax ñu yóbbu la foofu. xam-xam nag buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne lii dafay tàggat xelu doomu aadama ba li nga xamee ne moo taxoon yàlla bind xel ñu def ko ci bi mu nekkee xale ba muy màgg bu ko defee mu ràññee nekk nit wuteeg li nga xamee ne mooy mala, ndaxte mala yàlla subhanahu wa taala mayu ko xel waaye dañuy wax ne ci ay instinct lay doxe. kon li teqale nit ak mala mooy xel ak xam-xam ak ràññee. gis nga yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci surat arrahman audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu albayan. gis nga bi mu waxee dafa bind nit mu teg ci li nga xamee ne moo tax mu nekk nit nite mooy allamahul bayaan. yàlla daf ko xamal xam-xam bi nga xamee ne moo tax mu ràññee, loolu mooy nit. xam-xam tamit buñ ko waxee xelu boroom xam-xam yi ak gëstukat yu mag yi seen xel dina dellu ci démbuk lislaam. démbuk lislaam, démbuk saxaaba yi, démbuk taabiuuna yi ak taabiu taabiina ak tabaul atbaa yi seenu démb ci xam-xam nan la meloon. loolu moo tax ñu bëgg a jàngat lan mooy apportu l'islam ci lépp loo xam ne lii dañ koy tuddee les sciences universelles, toutes les sciences universelles. apport bi ci l'islam apporté loolu la ñu bëgg a waxtaane tey parce que ñu bëri dañ ko réere defe nañu ne l'islam moom xamul luy science. te wallahi boo jàngee téere yi nga gëstu di nga gis ne lépp luy Europe ñi ngi doog a xam-xam luy science bi nga xamee ne jullit yi dugg nañu Andalus mooy Espagne coloniser ko lu mat ci juróomi téeméeri at wala lu ko ëpp. kon duma sori ci wax bi, indi naa fi ñoo xam ne ñi daanaka fii seen bërëb la, ndax dama leen tudde conseil yu jëkk ci émission bi, ñooy conseil yu jëkk ci émission bi te ñoo fi njëkk ñëw daanaka. ki ma fi indi mooy docteur Momar Kane, suñu mag la, suñu xarit la, di gëstukat, di bindkat, di universitaire, di professeur, di jàngale li nga xamee ne mooy sociologie, arab di ko wax ilmul ijtimaa. al ustaad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiya wal mursalin sayidina wa mawlana muhammad ibn abdullah abul qasim
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salaamaaleykum Oustaz Assane, salaamaaleykum waa kër gi, salaamaaleykum ñi ñuy déglu ñëpp. Oustaz kon ñoo ngi am mbégte bu baax di la wuy sewaat ci woote bi ci thème bi nga xam ne thème la boo xam ne bi dëgg-dëgg jullit ñi soxla nañ ko ndax jullit ñi dañu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yii dëgg-dëgg mënoo ci génnee xam-xam te loolu xaw a doy waar ndax lislaam lépp xam-xam donc ñu gëstuwaat ko seetaat bu baax càmbaraat ko ba yàlla defal ñu tawfeex ba ñu mën ci jële loo xam ne xëy na dina jëriñ ñi ñuy déglu incha allah ñu ci yàlla defal. ki ci des moo nekk ci sama càmmoñ muy sama xarit moom it di sama soppe tabarakallah ma tudd ko al mustashaaru al awwal li hada al barnaamij mooy al imam al ustaad al Hasan Seck ngeen xam ko ci ay position yi muy jël ci lépp loo xam ne li laal na lislaam bindkat la bind na ay ouvrage yu bëri macha allah moom it mu nekk suñu kantan al ustaad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin. di am mbégte bu baax a baax a baax ci dalalaat gi nga ñu dalalaat ci émission bi nga xam ne yow da nga ko def mu nekk sunu émission te li xale yi di wax lu amul firnde wérul waaw te bi nga ko waxee da nga ko firndeel ci invitation yu bare yal na la yàlla àggale émission bi fu raw sa njorto ak sa yaakaar amiin te lépp nekk njëriñ nekk barke nekk jaamu gu borom bi subhaanahu wa taala nangu mbégte moom mu mosa am nag ci émission bi bu tey bi moo ko gën a rëy alhamdulillah ndax damay jàkkaarloog jëmm joo xam ne bokk ak moom émission bi wax dëgg yàlla xëy na rek dañu soxla ñaari nit séq émission bi waaye moom yàlla daf ko boole ci référence yi gën a rëy ci Sénégal ci surtout ci thème bi nuy waxtaane ni nga ko waxee universitaire la professeur d'université ñëpp ñu xam ko ci adduna bi waaye itam noonu la nekkee ci acteur islamique historique et contemporain et actuel gën a màgg ci Sénégal alhamdulillah kon mooy itam yal na yàlla yokk maqaamam amiin yokk garaatam yokk ngëneelam amiin te dañ ko xam mu ràññee ko ci gëm li muy wax alhamdulillah wax naa la sànq lu amul firnde wérul tey bëri na ustaas yu bare bari yàlla may leen njaboot arab ba nu jàng feneen leen orienté seen doom yi fu bokk ak foofu moom yàlla defal ko jagle goo xam ne li mu gëm di ci yëngatu dafa dëggu ci moom moo tax ci loolu daf ci la orienté ak njabootam loolu kon lu am solo la waxuñ ko pour teewaayam wala pour leneen mais pour wane ne te dafa jëmmal li nekk ci moom alhamdulillah te nun suñ problème mooy loolu dëgg la ndax li ñuy wax ni ñu koy waxee noonu lañ ko jëmmalee mu des ci thème bi nga xam ne moom nga indi incha allah danañ ci gën a ñëwaat ci biir waxtaan bi incha allah temps yi dama doon lire ci internet bi ma gis benn journaliste bu nekk journal Le Monde mu ngi tudd Jean Balta mu wax joo xam ne résumé na ko mu ne le patrimoine scientifique grec a été en grande partie transféré en Occident par les Arabes. Absolument, c'est la vérité. Qui y ont ajouté leur propre apport qui fut considérable. Car sans lui, il n'y aurait pas eu probablement la Renaissance. Mais les Occidentaux ont eu tendance à l'occulter. wax jooju rek mu ne tey
tubaab bi xam-xam bi nu am yëpp di ci fent xarala yi technologie avancée ak yi ne amal yëpp mu ne ñoom dañu gëmloo adduna bi ne ci ñu ngi ko nampee ñoo ngi ko donnee ñu ngi ko jëlee directement ci grec yi wala ci romain yi. Jean Balta mu ne loolu dara amu ci ñi nga xam ne ci ñoom lañ ko jëlee ci ñoom lañ ko jàngee ñoo ko bind jàngal leen ko ñu doo koy xam mooy arab yi occidentaux yi tey la nuy askanele seen bopp gréco-romaine mais tey loolu li tax ñu jot ci patrimoine scientifique gréco-romain ce sont les intermédiaires arabes mu ne arab yi nag yemuñ ci toxal fale rek indi non mais dañ ci yokk seen mbiru bopp ne yokk googu yokk gu rëy rëy la nee na yokk googu bu amu doon tey xam-xam ni mu yaatoo ni mu yokkoo ni mu amee ci lu ñuy wax renaissance mu ne doonul am mérité émission bi nag ak ni ko docteur Momar Kane waxee thème yi ak ni nga ko waxee dafay xippi bët yi di wane ne ci lu wér ci lu ànd ak ay firnde Occident daal daa mel ni mbiru science daa mel ni togg gu ñu toggoon ba muy waaj a ñor rek moom mu ñëw yàq ko waaye ndekente am na ñu ko fi jiitu woon togg ko te kenn jiituwut ci nag jullit ñi loola incha allah dina war a mën a gën a leer ci waxtaan bi. jërëjëf oustaz docteur dafa mel ni oustaz ubbi na waxtaan wi ci ubbin boo xam ne bii bu jaar yoon la mooy xam la na jullit ñi am nañu apport bu mag boo xam ne bii def nañ ko ci li nga xamee ne mooy xam-xam bii doxal adduna bi yëpp loolu nag laa la bëgg a laaj lan moo ko jur kon xëy na jullit ñi bu ñu melee noonu xanaa diine bi ñu sukkandiku ñoom muy lislaam xëy na diine boobu la ñu jàngee ne ndeke adduna bi dafa am lu ñuy wax science exacte moo taawu adduna bi lépp loo xam ne lii moo koy doxal ci loolu lay jaare certainement jóguñu rek dem di traduire livres yi du grec wala du perse il faut que mu am fu ñu sukkandiku ay dalil yu wér parce que ñoom ay nitu dalil la ñu woon yu leen xamal ne seen diine bi kat daf leen di ñaax ci ngeen jàng science yi ngeen gëstu ko ngeen expérimenté ko ngeen appliqué ko xam naa loolu la ñu ngi may xamal ne ma ñëw na ci alquran ci baatu science ak ses dérivés lu manqué tuuti 800 fois la science et ses dérivés le mot science et ses dérivés 950 voilà kon loolu damay am tendance laaj la docteur ban importance kon la suñu diine ji di l'islam jox science ak xam-xam. jërëjëf oustaz waxoon naa fi léegi ne lu tax ñu war a gëstu lu mel noonu parce que bu ñu doon xayma tey àddina bi di seet ni mu tëddee ci wàllu xam-xam dañuy mën a wax ci lu firndewu ne julli nit ñi dañ ci tardé li ci garaaw nag mooy tardé boobu ñu yëg ne daf ko tardé dañu koy daal di sëf ci diine ji même maanaam dañuy daal di wax ne kay soo gis nga boo demee dama liir yàggul rek benn évaluation bu ñu doon def boo xam ne waa 18e siècle ñoo ko doon def intellectuel 18e siècle yi 18e siècle bu ñu koy wax ci Europe dañuy wax ne c'est le siècle des Lumières ndax ni xam-xam jolle woon ba nga xam ne lu bari ci civilisation occidentale tey maanaam loolu foofu la jebbee ko ci la ñu borom xam-xam yu bari ñuy jàng ñun ci université yi ay Voltaire ay Rousseau ay Diderot ay Auguste Comte ñoom ñëpp ci siècle boobu la ñu bokk mais soo demee ci liñ daan wax ci l'islam da ngay yéemu ndax dañuy wax ne l'islam moo tardeel jullit ñi l'islam moo tardeel jullit ñi téere bi ñuy jàng pas-pas bi ñu am yàlla bi ñu gëm ak diina ji ni ñu koy doxale moo tax ñu tardé ci wàllu àddina te xalaat boobu ba léegi mooy dox
ba ñi nga xam ne ñëpp tey ñi ngi xalaat ci lislaam te bari nañu te itam mënuñu bañ a xalaat ci lislaam parce que li jaaxle mooy doonte diine jooju dafa dellu gannaaw ci côté boobu diine jooju moo lëmbe àddina bi tey waaye boo leen dee déglu pour décourager jullit ñi dañ leen di wax ne seen tardé gi ngeen tardé kenn tegu leen ko dul seen diine ji wane ne Europe bi nga xam ne tey moo taawu xam-xam la tax mu taawu ko mooy benn dafa teg diine palaasam te xam-xam palaasam xajjatle leen xajjatle bi mu leen xajjatle moo tax xam-xam mën a dox ba àgg si fi mu àgg xam nga kon loolu mooy ñun dañu invité en tant que jullit ne su ngeen bëggee développé wu su ngeen bëggee xam-xam jolle ci seen réew yi da ngeen di teg diine palaasam taqale ko xam-xam te loolu nag la jullit ñu du def ba abadan duñu ko def ndax seen diine jàngalu leen loolu te bu fekkoon ne amul woon diggante bi yonent bi woote sallallahu alayhi wa sallam ba 14e siècle dugg 15e jamono boobu amul woon seen wax boobu danañu jaaxal ñu danañu tiital danañu waaye nag boo delloo ci jamono boobu rek xam ne li ñuy wax ñun mënuñu ko nangu waaw ndax oustaz commencé woon na ko waaye nag dañu commencé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent bi fekku fi taax yi fekku fi avion yi fekku fi développement technologique bi waaye lépp moom la ndax xam nga tool nga am suuf su baax wala nga baaxal sa suuf ndax mag ngi dañ naan dañuy róoj maanaam fexe ba lépp loo xam ne mën naa xatal nji mi ñu dindi ko ba mu set wecc ñu def fa engrais ba mu saf yàlla taw yow tey bu fekkoon ci foofu nga toll yàlla jële la fi say doom ñoom daañu góob yonent bi muy ñëw yonent bi muy feeñ ci Makka foofu dara désert la woon ay ña fa nekkoon ñu wax ay bédouin ñooñu taluñu woon sax affaire xam-xam dañ def poésie waaye ci wàllu xool jaww ji di ko xooleenu xam ko pour mën koo jëriñoo loolu du woon seen yitte yonent bi mu ñëw sallallahu alayhi wasallam alxuraan bi nga xam ne moom la sama borom jokkoo ak moom alxuraan boobu moo ñëw rek def fondation jàng leen def ko muy sur priorité iqra waaye nag iqra bismi rabbik alladi xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yaxlam oustaz bari am dafa daan wax ne maa lam yaxlam boobu lépp luy xam-xam ci àddina mu ngi ci biir ak li feeñagul waaw donc yonent bi bàyyi fi loolu première génération bi nga xam ne mooy génération saaba yi nga xam ne ñoo ko remplacé ñoom def nañu benn liggéey bu am solo te mooy tas l'islam 30 ans après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam jóge na Ijaz ba àgg fu ñuy wax Caucase tey mbooloo dafa baax aussi ci xam-xam loolu beneen dimension la maanaam démographie dafa baax ci xam-xam day tax parce que peuple boo xam ne bi bari ngeen ba pare liberté am fa dafay favoriser li ñuy wax créativité inventé loolu danañ ci ñëw léegi loolu boo ci jël exemple bu lay la da nga jël Chine waaye bu ñu àggagun foofu li ma bëgg wax daal mooy saaba yi ñoom tas nañu l'islam waaye dañu am benn crise bu dugg ci gis nga saa bi ñu fi nekkee lépp yomboon nga xam ne dañoo tegaat seen tànk fi yonante bi tegoon tànkam moo xam Seydina Aboubacar la ba ci Seydina Ali lépp yomboon dëgg la jullit ñu lu ñu song mu yomb waaw waaye dafa am crise boo demee ci vocation de l'islam boobu Malik Ben Nabi dafa wax ne moom bu fekkee ni crise bi nga xam ne moo topp jullit ñi ba tey dañoo bëgg a dem ca fondation ba dañuy dem Siffin
nee na xeexu Siffin benn espèce su tournant la ci monde musulman ndax ñi remplacé woon yonent bi di xulafaa rashidun ñooñu dafa nekkoon ñoo xam ne ni yonent bi daan gisee lañ daan gisee yonent bi daan doxale lañ daan doxale te l'islam ñaar rek la comme ni ko Garot di waxee transcendance et communauté communauté mooy diggante nit ki ak jaww ji mu nekk ak li nekk ci jaww ji yëpp moom ay nitam ay moroom comme moom lu ñuy wax son prochain environnement bi bi mu nekkal loolu moom la ñuy wax communauté transcendance nag mooy diggante sa borom jullit ñi tant que ñi ngi daan seen diggante sa borom mi ngi daan rafet di jub communauté bi day yomb lépp day yomb loolu moo tax ñooñu amuñu woon benn problème ci benn kii dama lay jox benn exemple rek boo xam ne ci Seydina Ali dox na ba ci baaru Xalsoom mu dugal yat wi ci ndox mi mu ne ñi mu àndaloon maa ngi yëg force boo xam ne bii ci ndox mi su ma leen ko waxee tey du ngeen ko xam jamono lay feeñ énergie hydraulique ci gannaaw gi la ñuy door a xam énergie boobu ci ndox ba barrage yi ngay gis yëpp di leeral àddina bi dama lay jox exemple rek jamono ba su tax parce que ñooñu seen gis dafay dépasser gisu doomu aadama normal ndax koo xam ne da nga tëbbu ci leeru yàlla waaw yonent bi yàlla damay wax ne dafa am jàng ak jàng xam nga jàng ñaari nit mën nañ ngeen boole ñuy jàngandoo benn téere waaye ki nga xam ne moo gën a jokkoo ak yàlla ci jaamu yàllam na muy dégg ca téere ba ka ko deful du ko dégg xam nga yaa nga dégg li ma bëgg a wax loolu mooy la ne ubbeeku bu ñooñu ubbeekoon ak jekku bi ñu jekku jaww ji loolu seen diggante seen borom na mu meloon moo tax mu mën moo fa tolloon mais bu mu fi jógee bi Siffin bi mu amee nga xam ne jokkoo boobu ci domaine bu nekk jokkoo bu dafa dagg ndax bul fàtte ne Muawiya moo doon wax ne ana awlul muluk maanaam remplacer yonent ji bi ci tam daan doxale jeex na léegi ki moom nguur moo fi nekk donnante moo fi nekk maa léegi benn bi nag ne boo dee xool jaxasoo yu am ci biir musulman nga xam ne benn umma la ñu woon benn umma kese la ñu woon nekk ci benn kilifteef joobu jokkoo ak borom bi benn téere lañ daan yër lenn moo leen saan doxalin mooy al amr bil mahruf wa nahy anil munkar kooku mooy méthode bi nga xam ne moo mën a defar société bu mën a doon nee na loolu ba mu jeexee après Siffin nee na loo gis ci gannaaw gi ci ay jafe-jafe foofu soqi ko waaye teewul njima sam yonent bi jiwoon continuer ndax yonent bi dafa defoon benn atmosphère bu kiyal xam-xam maanaam bu yëkkati xam-xam bu darajaal xam-xam ba nga xam ne wut xam-xam maanaam lu automatique la woon ci ab jullit automatique li nga xam ne mooy indi science moom la ñuy wax esprit scientifique mooy lu ne nga jàpp ne war nañ caa mën a gëstu am luñ ci jële esprit critique boobu esprit scientifique boobu moom la yonent bi bàyyi fi moom la saaba yi continue di ko dox loolu moo tax même bi nga xamee ne ci wàllu doxaleen maanaam am na rupture bi ma lay wax teewul loola di continuer di jebbi ci jullit ñi ba tey loolu moo indi li nga doon wax léegi jamono al maamun wala ay al muhtasim al waasiq jamono boobu nga xam ne baytu xikma nga xam ne jullit ñi dañoo yittewoo woon xam-xam yitte bu jiggi dayoo yonent bi yee leen ci ne xam-xam fu mu ne yëfi jullit la seexlu bi nga xam ne danañ am seexlu boobu dana am ci diggante xeet ak xeet yonent bi dindi ko ci wàllu xam-xam te jamono boobu li jiitu jamono boobu civilisation bi gënoon a brillante ci wàllu xam-xam mooy la civilisation grecque mooy philosophe grec yi nga xam ne moo doon ay ñoom Platon ay ñoom Galien ñoom Aristote muy xam-xam boo xam ne bi Europe da ko mujj perte gannaaw bi nga xam ne grec dem na romain yi ñëw dañ ko mujj perte romain yi ñoom li ñu yitte woon mooy xare loolu moo indi
loolu mu mel ne maanaam lu ñu gelé xam-xam bu ñu gelé jullit ñi ba ñuy ñëwee esprit scientifique bu yonent bi def ci ñoom daal di koy génneewaat waaye comme ni ko Oustaz waxee léegi non seulement ñoom ñu traduiraat ko indi ko def ko ci patrimoine humanité waaye ñu yokk ca nag seen gisin yaatal ko lool ba lépp loo xam ne njuumte la woon ci garag yi redressé nañ muy xam-xam boo xam ne bu jëkku àddina la waaye bu taqoo ak pas-pasu gëm yàlla la alors loolu mooy li tax moo tax l'islam boo ci génnee xam-xam dara du fa des même boo delloo ci alxuraan da ngay xam ne xam-xam la yàlla taqale doomu aadama yi ak lépp ndax ba muy santaane mission bu ko ku ko wuutu fii ba nga xamee ne saaba yi dafa mel ne dañ xaw ma malaayika dañu meloon am dañoo am prétention da leen a joxañ àddina ak lim bind yëpp matériel liggéey boo ko bëgg a def da ngay xam matériel ba mun laaj leen ñun day laa xilma lanaa illaa maa allamtanaa waaw ñun day xam dëgg li xamuñu ba mu ko laajee si aadama da ko waxal yépp donc principe bu xam yàlla daf ko defal doomu aadama muy nag lu ko may nag mu am responsabilité dekkal fii li ñuy wax civilisation Seyd Ramadan al Buuti loolu daan wax ak Mam Malik Benn bi loolu wax ko ne civilisation dëgg moo l'islam ñëw def civilisation moo ko indi loolu li tax nga xam ne kon moo tax ñu tànnoon doomu aadama pour mu nekk vicaire de Dieu xam-xam a taxoon waaye nag gis nga natt bi ci yàlla def xam-xam ba mën bu la neexee nga tuddi ko rationalisme mooy jël xel def ko instrument pour mën a créer civilisation waaye nag bul fàtte ne bi mu bàyyee aadama ak loolu ba mu tàqale aadama ak malaayika ci loolu wane aadama kat mooy yeyooyu loolu ndax moo am xam-xam principe bu xam-xam da ko dugal àjjana waaye won ko foofu ne que sa xam-xam boobu doyul ndax xam-xam ba teewul seytaane man def ay pexe ba mu def lu mu waru woon a def lu ci yàlla teg ihbitu minhaa jamii'an famaa ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaaya wala donc te loolu moo ñëwaat ci àll bi nuurun ala nuur xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla def ci doomu aadama boobu doyul waaye am na beneen leer boo xam ne bi moo ko féete kaw moo koy gindi xam-xam kese doyul loolu nag mooy indi monde occidental benn xam-xam bii la ñuy doxal mooy xam-xam bi yàlla def ci doomu aadama bàyyi beneen xam-xamu yàlla bi xëy na mooy gunge mooy teete boobu xam-xam loolu mooy indi tey fi si àddina bi toll xam naa bu ñu demee ci développement yi daañu ci dellu si waat. Docteur Momar Kane duggam ci émission bi am na solo lool vraiment parce que campé na débat bi d'une manière vraiment claire et objective parce que booy jël xulaasatu waxam substance waxam mooy daf la xamal xam-xam importance bi mu am bi ko diine jox mais mu lay xamal ne boo gisee ñu jëkk ña réussiroon lu ñu mujj ñi réussirul mooy ñooñu dañu boole woon ñaar yoo xam ne yàlla ñaar ñooñu la mus a boole mooy bi mu waxee iqra bismi rabbik iqra c'est une réalité mais dafa am lu mu war a àndal mooy bismi rabbik na nga jàng ci sa tur mooy jàng bu ànd ak ngëm. allahu akbar. alors loolu dafa mel ni maa ngi ko doon lire bu yàggul rek ci benn waay bu doon wax ci différence bi am entre fajkat yu jëkk yi ak fajkat léegi yi muy joxe misaal ci ñu mel ni Ibn Sina al-Fakhru Razi Ibn Rushd nga xam ne c'était des philosophes en même temps des médecins de grands médecins bal ce sont les précurseurs on peut dire de la médecine les premiers qui ont écrit sur la médecine mu ne ñooñu da nga doon ñëw si ñoom ñu waar la faj la ñu waar la delloo la ci yàlla faj la mu ne mais léegi bëri na boo demee fajukaay yi dañ lay tiital te duñ la faj puisque ki am naqaram ak métitam ñëw ci yow
mun na ñëw ak ay yuuxu métit bi moo ko yuuxuloo mais mënuma comprendre mu am métit ñëw di yuuxu mais ki ko war a dalal moom it di yuuxu ci kawam pour lu mu am ci moom loolu c'est incompréhensible. alors loolu li koy indi mooy di docteur wax teqale njàng mi xam-xam bi ak ngëm gi yàlla mu ngi koy wax ragal leen yàlla yàlla xamal leen. Ibnul Qayyim mu ngi koy wax ci téere yu bëri du ma jël temps bi yëpp citation yi du ñu jeex. imam Alxasan Seck dugginu bi professeur dugg macha allah dama bëgg la même question nga gën ñu ci duggal à savoir importance bi diine jox xam-xam macha allah bu may wax xam-xam nag xam-xam yëpp duggaale na waaye plus particulièrement li nga xamee ne moom la ñuy wax les sciences macha allah waaw xam nga li nga wax docteur Mouhamed Kane dafa résumé wax ji ci benn baat muy bi muy wax ne l'islam dafa jàppe xam-xam ak jàng ak lépp lu ci aju comme sur priorité mooy li mu teg ci kaw lépp waaw wax jooju wax gënu koy rëyee ëpp ko tegtal wax gënu koy wér l'islam li ko yëkkati mooy nit ki am texe gu àdduna ak gu àllaaxira lépp lu mu digle walla mu tere ko jubluwaay bi mooy loolu waaye tey liy wane ne daf ko def sur priorité ndigleem ak santaaneem ak ñaaxaateem yi ñëw ci jàng ak li ci aju ñëw ci leneen donc ñu ngi wax lu war a mat 750 versets coraniques juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk aaya xam nga loolu kon xajul ci émission bi absolument kooku tegtale ne sur priorité beneen bi itam ndigle yooya bi ci njëkk du julli du woor du joxe asaka du dem màkka du baax ci sa ñaari wéju parce que yëpp pour nga mën koy def mu jaar yoon mu normal xam-xam la war a tege donc l'islam li mu njëkk a santaane mooy xam-xam mooy jàng docteur Mamar Kane wax na ko iqra bismi rabbika allazi xalaq mais mu amaat beneen affaire bu jar a souligner ay yooyu li mu gàtt-gàtt yàlla dafa baamtu ndigal boobu ñetti yoon te loolu itam dañuy wax ne la répétition a une vertu pédagogique kon aaya yooyu 750 yooyu xam nga xajul ci émission waaye bu ñu seetoon aaya bi yàlla wax ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun xeet bu bëgg a yokkute jëlal japonais yi jëlal chinois yi jëlal même on disait que c'est l'éducation qui faisait leneen xeet bu bëgg a yokk da ngay jox sur priorité ni ko l'islam joxe ni ko docteur Momar Kane waxee éducation jox ko jàng jox ko këri jàng yi ak ku leen di représenté lii mooy yëkkati xeet waaye du fecci du bëre du ay basket Sénégal nag dafa mel ni moom yeneen la ñu jox sur priorité yu dul jàng loolu lu war a tiitlu la ci aw xeet alxuraan daf ñuy xam-xam moo yëkkati aw xeet naka noonu bu ñëwee ci yeneen xaddis yonent bi alayhi salaam ni ay yi bare noonu la xaddis yi bare bokk na ci benn rek fi ñuy waxee ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslima mu ne la quête du savoir est une obligation pour tout musulman et tout musulman tey bu ñu demee ci convention internationale en matière de droit culturel de l'homme ñoom dañ naan droit à l'éducation ma ne ñu yaakaar ne wax nañ dara ma ne waxuñu dara pour l'islam waxuñu dara jàng du droit passé na droit devoir la obligation la boo jàngut doo mën a baax doo mën a baaxal doo mën a defar doo mën a nite loolu moo tax ñu war a sacraliser njàng sacraliser ay këram sacraliser képp ku ko gëm def ci dundam jàppee ko comme sa mission tey ci dundu yonent bi alayhi salaam ni ñu ko jàngale théoriquement mais noonu la ko pratiquer certainement aaya bi yàlla di wax inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wan nahaari la il y a dans la création des cieux et de la terre mu ne ay signe ay mandarga ay xalaatookaay
suñ demee benn borom xam-xamu lislaam bu ne wax Abbas Mahmoud al Aqad ci aaya bi la sukkandiku mu bind benn téere bu mu tuddee at tafkir farida islamia kon moo dugal mbooleem xeetu science yi mbooleem xeeti xam-xam yi comme ni nga ko waxee yu nga xam ne tey adduna bi yëpp ko bokk te l'islam bi mu ñëwaatee tëggat nit orienté waat ko ci la nit jëlwaat ci xam-xam yooyu liggéey ci comme li Jean Balta boobu doon wax te ñu ubbee woon ko waxtaan wi ne yonent bi Jibril Bilal dafa ñëw di xee si yonent bi jullik fajar fekk ko muy jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko dañu wàcce ci man aay boo xam ne damaa yërëm ku koy jàng te du ko jëfee sur priorité boobu nga wax tey état yi dañ ko waroon a jàng ci l'islam ñi ngi régler yeneen i problème di régler yeneen i corps ak yeneen éducation bi enseignement bi ñu bàyyi ko fale coow lu dul jeex problème yu dul jeex loolu dafay dàqwanteeg jàppe éducation comme sur priorité te yonent bi alayhi salaam jàngal nañu ko jàng bu leer a leer théoriquement mais pratiquement seetal gannaaw xare Badar am ci yéeféer yi ñu jëloon comme prisonnier yonent bi ne doonte yéeféer ngeen mais man su ngeen amee xam-xam dama leen di fonko dama leen di jox cër kuy liggéey ci xam-xam dañ koy fonko dañ koy jox cër doonte bokk la ak moom gis-gis sax mu ne prisonnier yéen ku ma ci jàngala 10 rek ci xale yi rek yow dinaa la mu nekk sa rançon ma ne jamono jooju état bi soxla woon na ay millions te njàng boobu sax mooy nga alphabétiser kese soxla woon na ay milliards pour renflouer les caisses de l'état mais def jàng muy sur priorité moom la ñu yonent bi alayhi salaam jàngal donc loolu moo amoon société islamique bi yëpp su ñuy demee Gustave Le Bon dafay wax ne la science si dédaignée par les autres a été estimée très haut par les musulmans. C'est à eux du reste que dit cette réflexion très juste sont des hommes ceux qui apprennent ou ceux qui savent le reste n'est que vermine ou bon à rien. adduna ñoo jàngal adduna islam moo jàngal adduna ne leen ki jara fonk ki jara màggal ki jara yëkkati ki jara jox cër mooy ki jàng di jàngale def ci ay firnde def ci ay résultats ci adduna bi fu nekk kooku dañ ko war a jox njukkal mais kenn war a ko humilier allahu akbar kenn war ko créer problème ndem bëgg nañ xam-xam ndem gëm nañ xam-xam ndem def nañ ko sur priorité kon noonu la ko jullit ñi gëmee woon ba tey li ñu waxoon science universelle yi boo jël tey mathématique li ci jullit ñi liggéey Al-Khwarizmi li mu ci liggéey tey même opération yi ñuy jàngal xale yi soustraction nangam ak nangam moom moo ko njëkk a jàngal Occident au 9e siècle. Oui. Donc soo seetee wàllu médecine wax nga Ibn Sina livre bi dafa am benn anglais bu ñuy wax William Osler dafa wax ne il demeura bible médicale plus longtemps que n'importe quel autre livre. C'est sûr. liñ ciy dellu ci wàllu médecine depuis ay ati at amul beneen livre boo xam nekk référence boo jëlee chimie Gustave Le Bon daf ñuy wax ce n'est pas juste comme on nous l'apprend dans les livres de chimie que Lavoisier est le fondateur de cette science, car aucune science n'est apparue subitement. Si les importantes découvertes des musulmans n'existaient 1000 ans auparavant, Lavoisier n'aurait pu faire un seul pas en avant. Donc muy chimie muy physique yu ñuy jàngale muy mathématique surtout muy astronomie muy médecine tey lu ci jullit ñiy def ci wàllu tey chirurgie seen wàllu astronomie seen table astronomique wàllu industrie montre ba Harun Rachid yónnee woon Charlemagne tey affaire même avion ki ko njëkk a fent mooy Abbas ibn Firnas dañuy wax Léonard de Vinci mais Abbas ibn Firnas jiite na ko ay siècle kon lii mooy l'islam xam-xam boo xam ne amul frontière moo tax Jean Balta wax li mu wax xëy na li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin yi allahu akbar waaye lii ay junji la yu gàtt am na solo am na solo su ko defee fàttali ko bàyyi ko xel am na solo gën a gëm xam-xam gën a gëm jàng ci ñuy jàng ci ñuy saytu njàng mi ci ñuy jàngale jox ko sur priorité pour réew loolu moo koy développé mais du tëgg du ay fo du ay caaxaan du ay politique politicienne du surtout nag
toroxal wala wàcce wala daaneel lépp luy jëmmal xam-xam nay kër nay nit nay profession. loolu l'islam jàngaluñu ko ci 750 versets coraniques yi l'islam jàngaluñu ko ci li mu njëkk a jàngale l'islam jàngaluñu ko ci yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne lii la jàngaloon état yëpp ci xare Badar. alhamdulilah lii rek doyoon na leçon. alhamdulilah oustaz li duuf ci nag bi yëpp wax nga ko xajul ci cin wi malheureusement waaye bu ñu xamee li nga wax nii docteur wax ko ne xam-xam boo ci laal biir na ne jullit ñi ñoo ko jàngal occidentaux yi. loolu weer la. wax nga fi médecine. alqanun fi tib le canon en médecine d'Ibn Sina. Bible médical plus longtemps que n'importe quel. ba tey ci ba tey mënuñu ko dépasser. wax nga fi Ar-Razi. wax nga fi Ibnul Haytham. Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ñooñu nga xamee ne ay ponkol la ñu woon ci domaine bi nga xamee ne ku ci nekk moom nga màccoon jëm ci Ibnul Haytham. latinisé Avicenne Averroès ñi ñëpp aduna xam nañ leen ay jullit la ñu woon nekkoon ba pare ay scientifique mais nekkoon tamit ay nitu diine parce que ñoom dañu gëmoon ne ñaar ñooñu dañoo war a ànd lii ay fee la yoo xam ne yi ku gëstu da nga koy xam du lu ñu inventé lu xew la ci kaw suuf si ñuy dund la xewe woon la ko jullit ñi defe woon jaloore yooyu léegi li ma am envie laaj docteur professeur Momar Kane mooy kon maanaam tardé bi nga xamee ne tardé nañ ko léegi ci wàllu xam-xamu science yi mel ni ñun mosuñu cee jaar te ñun ñoo ko génne adduna yëpp xam ko même philosophie léegi tardement boobu fan la ñu toppee ñun jullit ñi fan la ñu toppee. waaw xam nga l'oustaz wax lu am solo rappel bi mu rappelé wane ne xam-xam yëpp. asas bi ci jullit ñi la jóge fondement yi ci jullit ji la jóge loolu lu am importance la xam nga ñun ñuy jàng ci jaar ci école tubaab bi bu ñu waxee dëgg rek dañu nu ñu fonkee xam-xamu àddina ba jàpp ne xam-xamu àddina boobu maanaam diine daf koy tardeel xam nga loolu moom mas a nekk ci système d'enseignement bi waaw te ni xam-xamu àddina bi juddoo ni mu jaar ci monde occidental moo indi loolu waaye dañuy wax ne léegi boo gisee jullit ñu bari libéré intellectuel musulman yu bari libéré dafa am ay téere yu am solo yoo xam ne yi génn nañ ko maanaam dellawaat l'islam la nga xam ne mooy gëddaam ci wàllu xam-xam ñetti téere am na ci yoo xam ne bu ci nekk ñi ci jaar ñëpp jàng ko dañuy décomplexé parce que bu njëkk dañoo complexé woon lu mel ne visage de l'islam bu Haydar Bamat bu nekkoon UNESCO turc la promesse de l'islam bu Garodi wala le soleil d'Allah brille sur l'Occident bu Ingrid Unk nga xam ne xeetu xam-xam science exacte yi ngay wax science exacte yëpp dañuy wax na mu juddoo te ay jullit ñoo leen am nga ko tudd léegi ko xam ne kii mu ko ci ëpp solo mooy Ibn Rushd mais dafa am histoire foofu xam nga jullit ñi comme niñ ko waxoon ni nga xam ne noonu la ñu traduire woon œuvre grecque yi falsafa daf ci amoon place bu rëy rëy dëgg la boo xamee histoire u imam Khazali nga xam ne bu ñu doon wax ay bu ñu jox grade bu ñu doon joxe grade tey ci xam-xamam maître de conférence lañ ko mën a tuddee tellement dafa amoon xam-xam ci wàllu falsafa waaye gannaaw gi xam nga li ku xam xayaatam da nga xam ne gannaaw gi dafa mujj dugg ci mbiru un peu suufi maanaam bëgg naa toog na 11 ans yoo xam ne jàngaleetul dafa nekk jàkka yi di bale jàkka yi ak di nga ñoon ba gannaaw gi ci la bind Ihya Ulumuddin mais moom demoon na ba mujj effectivement gisoon na ne falsafa nga xam ne production xel la mais xel moomu bu fekkee ne dottootul ci pas-pas gëm yàlla mën na indi musiba te loolu moom jiitu ci école imam al-Ashari ci école boobu la jógee ak Mu'tazila ñu ragaloon ne bu ñu bàyyee nit ñi ñu daxal seen xam-xam rek bañ koo leeroon pas-pas dana mel ne yonent yàlla Aadama avant loolu aaya boobu moo waxoon léegi
loolu lañ doon éviter ñoom ñu indi ay maanaam fexe ba loolu côté boobu. ñu clôturer ko ba nga xam ne. du ñu may loolu jàll. xam nga amoon na benn espèce xuloo diggante mu Ibn Rushd ak Xazali. xam nga Xazali dal na philosophie bu baax a baax. Ibn Rushd tontu na ko lu bare. alors mais foofu la ñuy waxee est-ce que tey bu fekkoon ne Mu'tazila ni nga xam ne noonu lañ jëloon xel teg ko kaw maanaam fonk ko noonu. est-ce que buñ ko bàyyi woon du ñu àgg fi monde occidental àgg tey. waaye nag ànd ak bàyyi diine ni monde occidental bàyyee diine. ñu ne peut-être ñoom Xazali ak école imam Ashari ñoom loolu lañ doon bañ. moo tax ñu wax ne dañoo fermer buntu ijtihaad. te problème yëpp a ngi foofu. man jàngaat naa bu baax gannaaw gi gëstuwaat naa bu baax tëjuñu woon buntu ijtihaad. dañ ko tegoon ay règles. pour bañ justement. ku nekk rek. lii dal Occident dal leen. mooy dem ba fàtte yàlla. jël xel rek def ko muy maanaam di jaamu xel. comme ni ko monde occidental defee. alors mais nag ñu bari malheureusement jamono boobu dafa tombeek monde occidental commencé yeewuwaat xam nga monde occidental li ko bloqué woon. gannaaw civilisation grec yi nga xam ne xam-xam libéré woon na. li ko daroon mooy dañoo dem ba mujj église bi nga xam ne dañoo koojoon téere yi nga xam ne ñoo jëlewoon ci yoon ne dañ ko koojoon. église bi dem ba mujj ñi ko jiite woon di doxal nu mu leen neexee. loolu moo indi woon moyen âge yoo xam moyen âge xam bu ñu nee moyen âge toujours rek mooy jamono bu jamono jaahili mooy obscurantisme. ndax ci la ñu demoon ba église bi def lu ñuy wax pensée unique. xam nga xam-xam dafa bëgg nit ñi libre ci xel. jongante pensée unique nga xam ne loo wax loo xam ne église bi ñoom jàpp nañu loolu ñoom du dëgg. ñu dal sa kaw def ba ñu tëral benn tribunal de l'inquisition. benn tribunal lañ defoon. tey boo gëstoo tey moo xam chimie la wala mathématique wala leen nga wax loo xam ne waroon nag ñoom li ñu xam dañ lay woo ci kii bi. tribunal bi def nañu ko ay ñoom Galilée def ko ñoom Copernic def ko ñoom Bruno. léegi nag loolu moo indi jamono boobu ñu xeex église bi. mais ba ñu xeexali mooy xeex diine. fexe ba taqale diine ak xam-xam. loolu moo indi réforme. moo indi renaissance. moo indi siècle des lumières. moo indi technologie. am nañu kon léegi xam-xamu àddina bi mais amuñu diine ji. malheureusement loolu moo tax tey boo jëlee xam-xam tey. malheureusement est-ce que li muy defar est-ce que li muy yàq ëpp li muy defar. moo tax dañu fi mu nekk nii le monde occidental est bloqué ci wàllu xam-xam. monde musulman nag fiir bu ñu fiiree ci seen pas-pas. moo tax topp ñu leen ci waar woowu. synthèse bi Ibn Rushd defoon bu fekkoon ne basé nañ ci danañu boole ñaar yi danañu boole pas-pas ak xam-xam mais Ibn Rushd bi mu ko defee ba pare am ñu ko xeex yawut yi ñoo jël xam-xam bi. waaw waaye ñoom yóbbuwaaluñ pas-pas bi. ñoom ñoo tas xam-xam bi ci Europe. alors donc jullit ji fi ñu toll nii li ñu war a def mooy xam ne l'islam dafa fonk xam-xam. waaye xam-xam boo xam ne dafay bootu ci pas-pas. loolu mooy indiwaat renaissance te nag am na ay signes temps bee tax may gaawtu nii am na ay signes yu wane ne. maanaam loolu boolewaat boobu ñu war a boolewaat mooy du sauver monde musulman parce que léegi fi ñu toll nii erreur la ñuy def dañu jàpp ne jullit ñi dañu war a def loo xam ne day sauver seen civilisation mais jullit ñi mission bi leen yàlla jox mooy sauver adduna bi. te comme ñële dañu nekk léegi ci blocage bu metti parce que boo dee xool tey question environnement kenn xamul nu boo dee xool tey la course aux armements parce que kii dafay wax ne civilisation occidentale dana créer de l'utile de l'inutile et du nuisible. Oui. waaw parce que xam-xam bu demee ba nga xam ne pas-pas la kéetu ko man gungeetu ko. axlaax gungeetu ko. mën naa jur loo xam ne lii day détruire doomu aadama. absolument tey ñu ngi ci arsenaux militaires yi ñu ngi ceeg lu day ci ay armes yoo xam ne yi faagaagal na àddina. adduna yëpp. bëgg dégg naa ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey ku mel ne Oppenheimer ba mu tëdd ci lalu ndeyam daf ko regretté. oui. moo tax tey dans toute la civilisation occidentale ñi ngi wax ne il faut nécessairement ñu introduire l'éthique dans la science.
alors jullit ñi nag ils ont l'éthique mais dañu bàyyi xaw science léegi bi amee crise ci seen biir monde musulman ba tubaab yi ëpp leen doole ñu recroqueviller lañ daan def la saaba yi daan def ak ñi toppoon seen gannaaw lañ daan def ci boole di gëstu maanaam fonk gëstu boole ko seen jaamu yàlla loolu ñu bàyyi ko rek nekk ci jaamu yàlla gi bàyyi gëstu bi loolu mooy déclin musulman monde musulman alors loolu moo indi tubaab yi jekku leen parce que kii dafay wax ne Malik Bane bi may wax toujours dafay wax ne on est colonisé parce qu'on est colonisable waaw nee na jullit ñi ba ñu bàyyee ko bàyyi côté àddina bi jël rek topp ci fiq bi boole ko xuloo bu dul jeex seen diggante turux yi fii école yi fii waaw di def ay maanaam xeex rek même loolu sax boo ko def seetlu tey suñu jamono bi dafay am parce que amul nekk fi di xool sabdu di ci xuloo di ci xeex di ci yoo xam ne yooyu moo tax monde musulman mais nag vraiment jamono bi am na ay signes xëy na temps bi mayetuñu ko vraiment mais jamono bi am jeex na tàkk malheureusement malheureusement looy tëjee alhamdulilah xam nga macha allah li ñuy tëjee daal mooy waxtaan yu mel nii di ko baril di ci waxtaan ak ndaw ñi nga ngir delloo si fonkat xam-xam gëmaat xam-xam surtout fonk lecture les plus grands scientifiques les plus grands inventeurs de l'humanité nekkul sax école leen produire c'est autodidacte mais c'est un effort personnel mën naa la jox exemple Thomas Edison il a fait plus de 1093 découvertes école élémentaire lañ ko dàqee lan moo ko may bëgg xam-xam gëm xam-xam ci loolu la ñu l'islam jàngal gëm lecture te bañ a topp ci internet beeg Facebook yeeg nañ koy tuddee leneen bi WhatsApp beeg réseaux sociaux yi temps bi li nga waroon a jàng yow mu nang ko ci yow wallahi te jàng selon terme bi nga xam ne moom la docteur Momar Kane indi mu campé débat lépp c'est la surpriorité dëgg la ku bëgg a développer sa bopp wala nga bëgg a développer sa réew wala nga bëgg a développer sa ndaw l'islam tegtale na yoon bi te joxe woon na ci firnde julli na dañu dem ba nelaw benn waaye nag dafa doon wax mu ne ñaari yëf kenn xamul kañ lay gaar ci dundu xeet benn bi ci dundu individu benn bi ci dundu xeet nelaw boo nekkee fii di jàng di liir am kii da ngay toog ba saagara nelaw dugg la rek donc fan la jaaree mu ne aussi dellu gannaaw itam noonu lay ñëwee ci dund aw xeet mais nag état wu dellu gannaaw boobu ñu war ciy génnaat fexe liyee xeetu xam-xam yëpp fonkaat leen woote waat ci comme ni ko l'islam jàngalee alhamdulilah incha allah tabaraka wa taala yal na ci émission bu mel ni contribuer ñi def ko ci jamono ouverture bi yaakaar naa ne ñëw na à son temps incha allah barakallahu fiikum jërë ngeen jëf xam nga rek booy wax ci xam-xam wax dëgg yàlla ak ci sujet boo xam ne dafa passionnant comme bii da ngay sotteeku rek man jàpp ma woon ne sax une heure de temps vraiment oui jàpp ma woon ne waxtu bi jeex na ndax dafa gaaw ci man lool vraiment aujourd'hui gaaw na ci man ça je l'avoue tellement que la pertinence de vos interventions ak li ci topp kon daal mbokk yi gis ngeen noonu la xam-xam moo mel noonu sujet yi mënuñu leen jeexal vraiment ci temps bu ndaw bi nga xamee ne moom la ñu am xanaa rek di ko wutal ay idda beneen yoon ñu continuer ko waxtaanaat ci insha allahu taala ñu ngi leen di ñaanal yàlla nga yàlla dafa leen dëgg ak topp di ñaanal yàlla suñu ñaari gan yi yàlla dëgëral leen yàlla may yokk seen xam-xam te yàlla jàppale leen ba lépp loo xam ne la yéene nañ ko xeet wi yàlla defal leen ko lu baax rek la wax dëgg yàlla te ñu ngi ciy sonn di ko wax di ci yëngu kon yëngu yooyu yëpp yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla defal ay xasanaat insha allahu taala fay leen ko yàlla buur bu baax la kon mbokk yi fii lay yemal sama waxtaan tey maa ngi débordé sax insha allah ba talaata bi di ñëw maa ngi leen di ñaanal yàlla mu defal leen tawfiq defal leen salaahu dunia wal axira hada wa sallallahu wa sallam ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh